Fin d'année 2020, une promo spéciale avec Huelma, la bière des VIP, du 5 décembre 2020 au 5 janvier 2021, avec une réduction jusqu'à moins de 70%, des costumes de classe pour des hommes de classe, des chaussures de qualité, des maillots de marque pour vos activités sportives, des accessoires de beauté. Notre adresse Sacré-Cœur 3, derrière Boulangerie Zone, en face chez Mbaye Faye. Téléphone 77 555 21 67 ou le 77 370 43 43. Réellement, le prix s'oublie, la qualité reste. du dëgg mais ñooñu noonu ku si nekk def ci génération ci làmb teewul dañoo dundal làmb. mais Tyson ba léegi mooy mbir bi gën a seer. ñun si suñu génération ñun. ah benn mbër lañ mës a gis mu sàkki muy Tyson si suñu génération. mais sàkki parce que dafa ci génération làmb. waaw ñun ba làmb doone làmb ñuy dégg sàkki mosuñu ko gis ci moom lañ ko gisee. waaw dafa sàkki du dëgg ci moom la ñu gisee poulain bëre mu ñëw ne ko sa bët day métti génn làmb ji. ci moom la ñu gisee muy ñëw ci làmb ñu koy fay dina dañ koy jox cachet làmb mbër boo nekkee ci làmb mu lay teral da nga koy dundal. ba mu teewul ba mu bàyyee làmb kenn mësul gis mu dox ci làmb. kenn mësul gis mu wax ci làmb. kenn mësul gis mu tëgg sax làmb. tey écrit bul faale. écrit bu mag la ñu ngi wax bul faale. dëgg la mais bul faale tey amul sax mbër. bëriwuñ daal bëriwuñu. 2 ans ngi nii bëriwuñ daal loolu la ñu wax. bëriwuñu mais te un leader ku mel ni Tyson yor écrit bu mel ni bul faale créé ko. tey bul faale dafa war a dund. dañ war di sentir mbër bul faale yi ci biir làmb. tey Tyson dañ ko war di yëg ci làmb parce que Tyson waa làmb ñoo ko bëgg. Sénégal ñoo ko bëgg. tey amul fu ñu yuuxul pour Tyson ñëw ci làmb. tey il a failli être le président du CNG sans autant rien faire ëllëg ñu ne je suis pas demandeur comme ni ko fi ñeneen ñi defee woon. donc nit boo nekkee ci dara loolu jox la teral la. ay xale topp ci yow da ngay jox xale yi teral leen ba ñu agsi man loolu laa gëm. coach Jambo maa ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla nga gudd fan. parce que tamit pertinent c'est pertinent. ragal féete day xañ wërsëg. non loolu lu wér la. voilà Mamadou Ali Ndiaye. Balla man tamit maa ngi koy gërëm mu nekk benn grand ci man grand boo xam ne wax dëgg yàlla on partage beaucoup de choses mais ku nekk tamit am nga foo féete am nga foo far làmb loolu la tey ñaari borom xam-xam bu ñuy waxtaan. dañu ci wax mais làmb la boo xam ne ku ci commentaire sax mun nga juum parce que ñaari mbër lañ ñoo xam. en fait c'est ça nag. loolu mooy. ñaari mbër lañ ñoo xam xaaral kaam bi ñaari mbër lañ ñoo xam ne wax dëgg yàlla dara teewu leen ci làmb. lépp lu mbër ci làmb ñaari mbër yooyu mérité nañ ko parce que tey Modou at lu ñu mënti wax à la base nit bu ndaw la woon ku ci xool combat bi fi bëri ba bay faxa salo waa gi di fër-fëri bay daanu moo merci beaucoup. tu vois tey Modou fi mu agsi dafa liggéey ba agsi fi tey ku xool début Ama Baldé boo ko xoolee à la base moom tamit nit ku ndaw la woon mais il a su travailler il a su vraiment faire ses preuves dans la lutte ba ñëw agsi fi ñu agsi ñoom ñaar tey lu ñu am ci làmb dañ ko mérité mais nañu wax ni ñaari champion yu mag a mag ñooy bëre wax dëgg yàlla ñoo xam ne avenir u làmb lañ làmb da leen a soxla tey li fi mag ñi daa def ñoom Tyson ak ñeneen tey ñii tamit dañ révolutionné nañ làmb tey Modou Lo dafa révolutionné làmb tey ku xool style bi Modou Lo indi ci làmb professionnalisme bi mu indi ci làmb tey ñoom ñi ngi jaay ay événements yoo xam ne bëri fi nekkoon jaayuñu ko kon ñoom tamit ñi ngi révolutionné làmb parce que tey Tidiane Cissé maa ngi dégg say commentaire il faut tey borom baax nga. waaw ñoom Tyson bëriwuñu cachet yooyu. mais Tyson ñun li ñu dégg ministère ba léegi mooy mbir bi gën a seer ci làmb. mais c'est ministère retour am 2010 kase bi ñu ko fay ba léegi mbir fayoo. mais c'est parce que c'est des montages financiers moom il a clairement dit que je suis un businessman. waaw kon du mayee dara. koo xam ne tey xam nga marketing tey xam nga lan mooy business. te yow maa ngi lay ziar. tey teg nga sa bopp foo xam ne. amaana sax àggoo fa mais nit ñi fekk si nañ la fa. parce que nit ñee la bëgg Sénégal la bëgg. parce que du question de cher. Tyson askan bi ñoo ko bëgg comme ni ñu ko doon waxee mbëru askan bi. askan bee ko bëgg ba tax na moom lu mu imposer askan bi rek askan bi da koy nangu ndax lan promoteur yi koy ñëw di tëgg dañuy xool ci askan bi ko bëgg parce que tey lu ñu mënti wax marqué na empreinte am. ci làmb ni ko fi Tafa Gueye defee ni ko Boy Bambara defee tey ay ñoom Falaye Baldé li ñu def ci làmb ñoom Bara ñoom Doudou Baka Sarr ñoom père
nu mu tudd Père Mbaye Gueye Robert ñëpp, waaw. ñoom Père Mbaye Gueye ñoom Balla Gaye ñii tey ku ci nekk am nga loo def ci làmb ci sa période moom am na lu mu def ci làmb ci période tam tey jii ñoom Ama Baldé ñoom Modou Lo yi ñoom Franc ñoom ñoo fi nekk ñoo ci toll. di toll mais di mais révolutionner làmb mais dafa làmb tamit Balla chaque génération day foog ma dugal ay question parce que dafa mel ni Tyson am na ak ñoom différence bi mu am ak ñoom mooy Tyson sponsor yi dañ ko doon wuyu léegi lan moo nekk ci moom ay sponsor yi doon ñëw ci ay combat ba Aziz Ndiaye parce que bàyyi ma terminer communication dafa am solo waaw ci événement mais loolu rek kon la lay wane am na tous bu mu voilà mais am na touche Tyson ñëpp ko nangul ni marqué na empreinte am ci làmb te tout ça c'est grâce à Tafa Gueye tey tamit ñu koy sant ci loolu tey Modou Lo ak Ama Baldé mun naa wax ni tey seen accession ci làmb ci man la jaar parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk mën nga bëreel daan ma pour mën a gëm ni kat mën nga daan ñi nekk ci làmb tey ku ci nekk am na fu yàlla jaarale say mbir ba nga agsi fi nga agsi mais tey xale yi fi ñu toll nii dañ ko mérité parce que tey ñoom lu ñuy mënti wax ci yokku cachet ñoom tamit yokk nañ cachet yi ba nga xam ne tey bëggloo nañ Sénégalais yi làmb te ku ci nekk da nga yor say style différent ba pare ñu mën bëre fonk bëre mën fecc mën làmb duñ ko café mais teewul koo xam ne moom tey dafa ñëw ne moom làmb ji cosaan bi intéressé wu ko bëre bi intéressé wu ko xaalis bi moo ko intéressé on se dit la vérité kon moom dundalul làmb mais man à mon avis personnel Tyson dundalul làmb daa dundee làmb ba xëy bàyyi ah mais c'est ce qu'on a vu mais bu nekkee c'est ce qu'on a vu Tyson ba mu bàyyee làmb Tyson ba mu bàyyee làmb Yékini récemment ba mu bàyyee làmb tëgg na ay mbapat tëgg na ay mbapat mais écurie Ndakaaru tey Yékini taxawaay ba mu fa waroon a taxaw ko fa mais écurie Ndakaaru du Yékini moo ko créé écurie Ndakaaru ñoom Amadou Kati Diop ak ñoom père nu mu tudd sax may fàtte tur bi ñoo ko ñoom Youssou Dieng ñoom père Youssou Dieng waaw ñoom Mbaye Diagne consort ñooñu ñoo taxawal écurie ay Mbaye Cissé yaakaar naa xaw ma bul faale laa la wax bul faale si am la bul faale philosophie la comme ni ko Tyson di waxee mais philosophie boobu ci Tyson rek la yem ak siwul ci xale yi chance boobu xale yi amuñu ko te loolu tey philosophie boobu dafa waroon nekk philosophie luy dund la tey boo demee ba yow ba nekk too ci nga jël philosophie boobu def ko ci ñeneen ñoo xam ne loolu la ñuy continuer di exister du dëgg man Tyson j'ai rien contre lui franchement mais damay bëgg ñuy wax dëgg te yàlla tax parce que Sénégal damay dégg ñëpp naan koo wax mun a Tyson révolutionné lamb tey loolu moo tax Tyson cher loolu tey bokk na su tax tey loolu d'accord ci d'accord ma ci ok tey ku mel ni Tafa Gueye tey ba mu bàyyee bëri ba léegi mbër bu nekk taxawul na la ku ko ñëw woo taxawul na la kooku mi ngi dundal làmb mi ngi jàppale jeunes yi mi ngi partager expérience am ak jeunes yi tey Tyson fi mu jaar ba mën a am ay millions bu ko xelaloon booy ci côté marketing taxawu leen tey boo yooyu noonu mu doon jiite ay milliards la ñuy am vraiment xam-xam bi mu am ci marketing ci montage financier ci événementiel xam-xam bi mu am franchement bu ko partagé woon ak jeunes yi tey dina weesu fii jàpp nga ne Tyson kon bu doon tëgg làmb tey dana am ay sponsor mais bien sûr parce que tey il a su faire une image boo xam ne tey il a su faire benn mythe boo xam ne ci moom tey Tyson lu mu ne nii rek nit ñi dañ ko ciy fekk si parce que tey kenn dégg ko ci dara mi ngi làqaturu comme di liggéeyam gérer famille gérer ay yeneen détails waxu làmb waxu ci dara tey li tax sax may gën a wax li parce que ñun tey bañ fi nekkee bëggoon làmb changer pour les générations futures di teg ay actes yu wóor di teg lu leer loo xam ne lii nii ñu nekkee guute gi mbër yi nekkee bu continuer làmb mbër dootu ci am dara mbër ci gën a tumuranke tey on l'a sollicité il a pas su venir parce que en disant que du bokk ak mbër yi ci lan ngeen ko sollicité woon ba parce que mu ñëw juste que parce que ñun suñu idéologie moo doon tey bu ñu xoolee tey ci monde làmb tey Tyson yor na image ak philosophie bu tax ñun ñu war a mën a xeex tey pour mbër gérer diriger CNG au départ suñu philosophie loolu la woon bëggoon Tyson diriger CNG da ngeen bëggoon nekk ci ginnaawam ñu jox ko ñun CNG dañoo bëggoon xeex ok ba affaire yi yaatu ñu jël ko ne ko grand ñëwal toog te tey nga nekk mbër di bëgg dara sa mbokk mbër yëpp ànd ak yow dafa neex mais tey bañ ko soxlaa tey dëgg rek a neex ku lu xàkk wala kaana mu rën Tafa Gueye mii
bañ ko soxlaa dafa ñëw keneen ak keneen ñu ne ko kat grand comme Tyson yàlla def na ne yéen a bokk génération te bëri ngeen te sa xarit nga dañ lay yebal ci moom. dañ ko soxla parce que soxla nañ idéem. parce que kat lii tënk mbëri nii. war na ci am xalaat ndax moom lii moo ko génnee ci làmb ji. sanction moo tax mu bàyyi làmb jël xaalisam moo tax mu bàyyi làmb tey dañ ko soxla tey te xam nañ ni moom bu ñu nee mbër bu ñëpp naan mbër mënul jiite CNG ñun gëm nañ ni Tyson mën na jiite CNG. mosoo gëm wax boobu yow. mosoo nangu wax boobu noonu. man dama mës a gëm ni Tyson mën na jiite CNG. à l'époque bu fekkoon ni kat ñëwoon na tey ñu jox ko suñuy xalaat ak suñuy idée moom mu apprécier xool ni kat lii nii yoon la lii du yoon tey xel bu mu ci xelaloon tey bu àndoon ak ñun ci loolu tey amaana sax tey làmb monde làmb dinañ ko jàppale mu diriger CNG. mais tey bañ ko woowee soxla ko dafa ne moom carrément du dugg ci affaire mbër yoo xam ne tey bu ëllëgee ñu saaga ko bu ëllëgee ñu ne nii mais mbër la comme ñun il a dafa takk ngemb. ah loolu moo nekkoon tonton. loolu moo nekkoon tonton. tey Tapha Gueye mën na ci seede. ok du dëgg. tey ñu continuer si suñu philosophie si suñu idéologie. ba tey ñu dem ba def des journées de réflexion. de la lutte. ñëwul présenté wul. ñu nekk fa défendre la lutte et les lutteurs. ba tey ñu war a yaatal bureau CNG. ñu woo ko à notre grande surprise mu ñëw toog. après di tagg Alioune Sarr en détriment de ses frères lutteurs. tout ça je suis pas d'accord loolu moo tax tey mënuma d'accord que ni kat ñu ne Tyson moo révolutionné la lutte tey man mënoon naa d'accord ñu ne kat Mbaye Gueye moo révolutionné la lutte parce que moo njëkk a taxaw ne du ma bëre tant que fay ñu ma 1 million. mais Tyson tamit moo taxaw ne du bëre tant que fay ñu ko 250 millions parce que tey loolu ki ñu ko wax mooy Maysa ministère. nekkoon na ci dossier boobu noonu comme retour Tyson moom nee nañu Tyson retouram bi ko wér te wóor parce que boobu noonu moo doon ànd ak Gaston Mbengue 250 millions lañ ko fay retouram te ba léegi amul beneen mbër bu ñu ko fay. mais loolu fan lañ ko bind. ah fan lañ ko bind mais. parce que waxu Mbaye Sakh nga wax. waaw waxoo ma waxu këyit. waxu mais Mbaye Sakh wax ko entre man ak moom kese dañ ko dékk micro. man taalal ko caméra mu wax ko. man loolu mënuma ko gëm tant que gisuma ko waxu Mbaye Sakh nag waxu Mbaye Sakh la waxu Mbaye Sakh dama indi. mais tamit nit fa ngay gëm kumpa. non man dama nekk nit koo xam ne nit boo may wax dara rek may wax lu wér mais boo ma nee Mbaye Sakh nee na non du ma la gëm. parce que yow réponse Tyson yaa ngi ko amee ci Moustapha Gueye wala da ngay tànn ay nit yooyu gëm ak yooyu dul gëm. non mais parce que xam nga nit buñ la yabalee ñu ne kat grand yaa ñu doy yow lañ yabal jox la suñu kàddu nga dem mais boo ñëwee li ñu indi du question loolu luñ dégg la luñ doon xaar la loo xam ne ñu teg ko suñu loxo pour mën a continuer un combat du dëgg c'était juste ça. da nga bëgg daal Tyson ñëw jàppale làmb waaye jàppale écurie damaa bëgg Tyson ñëw jàppale làmb jàppale écurie jàppale boo yi nekk ci ginnaaw Tyson ñëw saf ci làmb comme ni ko amateurs yi doon daggee seen ticket di ñëw di ko seetaan ci ñii di jóge Kaolack ñii di jóge fu nekk. duñu añ duñu reer ndax làmb bu waree bëre nit ñi dagg ticket ñëw na dundal làmb parce que Sénégal bëgg nañ ko. léegi bu Yékini nag. non Yaxya am na ku ko fi laaj ni moom bu paasee tëgg simple lutte simple bi mu def est-ce que moom ngi jàppale làmb. mais Yékini mi ngi def li mu mën parce que lépp lu làmb woote bu ko ministre bi wooyee dina ñëw bu ko mbëri wooyee dinañ ñëw mi ngi tëgg làmb tey ci mbapat la jógee balaa muy ñëw bay tëgg làmb arène xëy na tey mun na ne moom fa mu commencé bëri fa lay commencé tëgg mbapat lay tëgg bu demee ba mbapat bi kat tëgg mu door parce que ci mbapat la jóge ñëw ci làmb kon loolu philosophie la lu ñu nangu la mi ngi ci mbapat yi xëy na ëllëg dina ñëw ci làmb kontaan naa ci yow Balla jërëjëf kontaan naa ci yow. Fin d'année 2020, une promo spéciale avec Huelma, la bière des VIP, du 5 décembre 2020 au 5 janvier 2021, avec une réduction jusqu'à moins de 70%, des costumes de classe pour des hommes de classe, des chaussures de qualité, des maillots de marque pour vos activités sportives, des accessoires de beauté. Notre adresse Sacré-Cœur 3, derrière Boulangerie Zone, en face chez Mbaye Faye. Téléphone 77 555 21 67 ou le 77 370 43 43. Huelma, le prix s'oublie, la qualité reste.